seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi musu fee xew. asalaamaaleykum mbokki xombal asalaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci sa tur ak sant di leen ñaanal jàmm di ko sàkkuwaat ci yéen ci seen site bu mag boobu nga xam mooy xombal.net yàlla dogal tey jii ñu amaat émission bi nga xamante ni moom la ñëpp di xaaraat muy yow ak dëkk bi ñu amaat koo xamante ni nag mën na ni monument la ci biir xombal moom lañ dalal tey ci sunu gan waaw Père Sadikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waaw. di leen sant bu baax également ci ñëw ngir ñëw bi man ñoo permettre également ñu mën a exprimer mën a wax ci li nu nekk mën a wax ñu ñooy ñan ci dëkk bi. Sadikh nuyoo bi am na solo comme ni nga nuyoo xombal gépp nuyoo ko Sénégal nuyoo ko xombal.net. suñu la doon laaj Père Sadikh Gueye mooy kan looy tontu askan wi nga xamante ni ak internet yi nga xam ne ñu ngi lay suivre. waaw xam naa bu fekkee ni Père Sadikh moom pour ñi koy laaj nii man. fi laa juddoo presque daanaka fi laa nekk fi laa jànge aussi parce que aussi ñi nga xam ne ñoom laa jànganool fii ci école yi aussi ñi ngi fi ci koñ bi ñi ngi fi ci dëkk bi samay promotionnaire lañu fi laa jànge ba jóge fi également génn dem jàngale ji def dans les écoles de formation bi ma génnee dem jàngale ji et occupé naa fi ay postes aussi yu bëri parce que bu ma koy lim ci xëy na peut-être du jóg parce que postes yi ma fi gën a occupé sax c'est des directeurs d'école parce que c'est poste de responsabilité parce que jóge naa fi ci àll bi su ma ñëwee nekk naa fi Kaba comme directeur d'école wala aussi jóge fi nekk fa référence parce que laa gën a yàggee ensuite ma ñëw xombal waa di sant yàlla bu baax parce que xombal ñi nga xam ne moom laa ñëw ba nekkan fi directeur parce que laa décroché foofu laa jàng sama cycle élémentaire bi fa laa ko def donc loolu muy sant yàlla donc mu nekk capital d'expérience boo xam ni boo xam ne ay jaar-jaar yoo xam ni ci gàttal rek foofu fépp jaar naa ko waaw. jërëjëf Père Sadikh léegi comme ni nga gisee émission mu yow ak dëkk bi tey jii nga jaar foofu fépp loo mën a wax ni yow tey comme exemple xombal gi nga xam ne fa la nekk lan nga mën a apporter xombal ci nga xamante mooy yow ak dëkk bi lan nga mën a gis ni def nga ko xombal daal ci loo xamante ni lu tab bëtam la. waaw xam nga xombal moom ñun ñëpp danoo nekk ay doomi xombal te buñ demee ba ñëw bu ko defee am na ay loo xam ne dañ ko war a yelloo dëkk bi bon bi ñu fi ñëwee xombal fii man occupé naa fi ay postes parce que aussi même au niveau de la municipalité ak activités yi nga xam ni moom la ñu am ci dëkk bi yëpp dugg naa ci que ça soit muy œuvre pour le développement ak leneen ak leneen ak leneen parce que dëkk bi daanaka presque daal lépp loo xam ni kii nañ ci rek bokk naa ci waaw muy activité yoo xam ne nekk naa ko ci dëkk bi que ça soit muy activité politique daa ñu nekkee xale ak lépp loo xam ne œuvre pour le développement ak xeex pour xombal jëm kanam ak taxawaay pour taxawaay lu nu mën a taxaw suñu am suñu xam-xam suñu kattan ak suñu lépp naka jekk noonu lañ daan defee pour dëkk bi mën a jëm kanam ci yooyu itam la nekk ba heure bi itam également loolu moo nekk suñu gis nañ nga tudd léegi maanaam benn kuréel goo xamante ni yaa ngi ci bokk muy ay cité nga ko sànq maanaam yow ndax benn kuréel rek nga bokk wala am nga ay yeneen kuréel yoo xamante ni bokk nga ko ci biir xombal gi nga xamante fi nga dëkk. waaw am naa yeneen kuréel yoo xam ne bokk nañ ci ay kuréel yoo xam ne pour le développement parce que am nañ ay association yoo xam ne nii ñu nag sunu maas gi nekk ci ñun ñoo ci bokk sunu maas gi nekk fi am nañ ci comme par exemple mën naa ci cité nit yi démb lu yàgg dëgg la. ak yeneen œuvre par exemple équipe yi nawetaan yi nga xam ne ñoo fi nekk di football ban léegi dem ñu dépassé foofu am na ay activités yoo xam ne ñu ngi ci également ak ci mbirum njàngale mi nga xam ne ci laa nekk aussi am na ci ay activités de développement yoo xam ne maa ngi waaw. waaw bu taxawee ci mbirum njàng mi comme yow nekkoon nga xombol dégg naa nekk fi directeur wax nga ko sànq sa biir yi wax ndax ci directeur boobu rek nga yem ci école yi nga xamante moo nekk biir xombol am na yeneen association yoo xamante ni jiite nga ko fi wala nga ne bokk ci biir nan lay doxee biir xombol d'abord. waaw association yi nga xam ne dañ koo nekk pour doxee biir xombol moom même si bare même xombol ak environnement sax laay wax parce que xombol ak li ko wër am na ci yu bëri wax parce que bu ma nekkee comme directeur d'école ci njàngale maa nekkoon coordonnateur des directeurs d'école yi nekk fii yëpp man maa nekkoon seen coordonnateur lijjanti école yi di seet école yi nga xam ne moom lañ fa war a samp pour le développement ndax xam nga képp kuy wax développement d'abord da nga wax éducation c'est la base du développement problème bu ñu fi am école bu ñu fi samp ci temps yooyu man mii presque maa nekk maître de parce que maa doon wax ni fi ngeen ko war a def fi ngeen ko war a def école fii war na am dëkk bi war na am école dëkk bi war na am école
ak leneen également aussi parce que aussi ak ci jeunesse yeeg ak ci femmes yi yooyu yëpp dañ ci doon liggéey waaw parce que boo ko waxee nii comme par exemple fi ma nekkoon fi ma jaar yëpp ba ñëw xombal fii li ma ci kii mooy rassembler nit ñi dañ leen di éduquer dañ leen di former kenn ku ci nekk xam lan nga xam ne moom nga war a def ak lan nga xam ne foofa nga war a jaar pour régler un tel problème ak ci domaine yëpp nag domaine yëpp noonu lañ ci nekkoon également di encadrer parce que xam nga un éducateur parce que man damay bañ ci ñu naanu instructeur wala ab jàngalekat wala enseignant man damay bëgg toujours ñu naan éducateur mooy koo xam da ngay éduquer marché domaine boo mën a dem fu ne war nga am koo xam ne war nga koo mën a jàppale war nga koo mën a yee mën nga koo mën a awloo fenn foo xam ne bu fa awee gis fa dara loo xam ne bu œuvrer c'est pour le développement de sa localité. waaw yaa ngi tudd sàng wàllu développement Krook Khombole.net muy télévision bi nga xamante ni macha allah bu yemut ak kenn macha allah comme ni ma ko faral di waxee rek yàlla dogal ñu Krook ngeen def benn conférence de presse ngeen doon séddale ay kit ñu gis na ci nga nekk ci ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci cadre boobu yow loolu ngeen doon séddale lu mu demee ak ban kuréel la bokk comme ni la laajee sàng kuréel yi nga xamante ni moom nga bokk yëpp. waaw foofu maa ngi leen di sant bu baax parce que boobu dafa fekk ci ay activités yi nga xam ni ci activité cadre pour le développement de Guinaw Rail Kër Makor activité cadre bi la bokk bon dañu xamal ni rek nit ñi dañoo nekkan ci koor bu ñu demee di koor li ñaan lépp yàlla defal nu ko ci liñ ci liggéey lépp yàlla bind na ko suñu kan jëf bi ñu demee dem ba koor gi jeex ñu xam ne korité la ñu xam ne nit ñi war nañ leen a mën a jàppale war nañ leen a mën a dimbali moo tax keroog nga fekk ñuy séddale kit alimentaire yooyu tegoon ko daal pour maanaam saafonteeg ñi nga xam ne ñoo dëkk Guinaw Rail loolu moo waral leen keroog conférence de presse boobu ñu defoon ko di waxtaan nit ñi bala ñoo dem également ñu wax nit ñi ne leen fu ñu jëm ak lu tax ñu joxe ko loolu moo tax waaw. waaw lan mooy cadre unitaire bi nga tudd léegi lan mooy cadre unitaire. waaw cadre unitaire pour le développement de Guinaw Rail kooku mën naa laa defal comme jeunesse bi comme ni nga ko waxee nii. dafa nekk benn structure boo xam ni danoo toog bu ñu toogee ñu seet xam ni quartier yi léegi ñu ngi yaatu ni kon administré bu njëkk mënatuñ ko nekk xëy na peut-être te nit ñi seen comment dire encore là am nañ ay compétences am nañ xam-xam bi am nañ kii ñu donc léegi nañu retrouver autour du cadre kenn ku nekk la man ci man-manam ci am-amam ci dooleem ak ci léppam ci xam-xamam bu ko defee ñu mettre ko à la disposition du quartier. à la disposition du quartier moo tax ñu indi woon cadre unitaire pour le développement de Guinaw Rail et de Kër Makor parce que comme ni nga koy waxee rek Guinaw Rail mënut a dem bàyyi Kër Makor parce que quartier Kër Makor moo existé wu te nag dans toutes les luttes yi nga xam ne dañ ko daan def sunu masse entre Guinaw Rail ak Kër Makor la Kër Makor moo jiitoon après bi ñu demee dem ba dëkk bi màgg di màgg ñu ne léegi. dagg Guinaw Rail def ko un quartier mais d'habitude quartier Kër Makor xale rek lañ doon wax donc loolu mooy jeunesse bi bu ko defee ñu mutualiser les compétences mutualiser xam-xam bi mutualiser doole ji mettre ko à la disposition du quartier bu ñu ko mettre à la disposition du quartier également former un autre type de citoyen xam ne nan daan jàppe bu njëkk quartier di ko jàppe nekkandoo fii ci quartier bi nekkandoo ci Khombole war naa mën a changer nan lañ koy mën a changer ñun suñu capital d'expérience bu ñu am kenn ku nekk la mu mën dooleem ak amamam lépp ñu mettre ko à la disposition bu ko defee dinañ mën a fexe ba quartier bi jëm kanam moo taxan nag ñu woo ñëpp autour de l'essentiel autour du cadre unitaire pour le développement de Guinaw Rail pour maanaam ñu man ci kenn ku nekk indi sa part à la construction de l'édifice loolu moo taxan ñu kii cadre bi waaw. waa léegi bu ñu déggee loolu nga wax ci cadre bi est-ce que réellement Guinaw Rail ak Kër Makor ñu ngi yëg seen bopp ci cadre bi ndax tey ji bu fekkee da ngeen ko tudd ba tudd Guinaw Rail ak Kër Makor ndax na ngeen war a démarcher pour Guinaw Rail man koo yëg seen bopp ak Kër Makor ndax démarches yooyu da nga koy def. waaw démarches yooyu ñu ngi koy def parce que amul benn action bu ñuy def ci suñu plan d'action yi nga xam ne moom la ñuy élaborer yoo xam ne sensibilisation bi amul passé wuñu par le canal ñoo kenn ku nekk ñu xam ko la ñu war a xam sensibiliser leen. parce que aussi xam kii sensibilisation yi bari na ñu sensibiliser leen bu ko defee kenn ku ne xam la nu war a def parce que comme ni ñu koy wax nii rek fii am nañ benn groupe
groupe boo xam c'est uniquement pour le cadre li nga xam ne dañ ci awee information yëpp dañ koy awee bu ko defee ñu mën a informer nit ñi. informer ñi nga xam ne mu ngi leen a informer aussi ñu passé par ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ yi parce que koñ bu ne am nañ ay relais yu fa ne ñoo xam ne ñoo informer nit ñi pour maanaam ñu déglu information bi loolu la. waaw loolu leer na waaye nag Père Sadikh dafa mel ni cadre day politique parce que gis nañ ñi nga xamante ni tey jii ñoo ci nekk ak am na ñoo sax sax dégg naa génn nañ cadre bi. ndax politique moo tax mu génn cadre bi te loolu doo ko weddi ndax xamul point net ak ñi loolu fii lay leer de. waaw lépp fii lay leer comme ni ngay wax nii rek xam nga nit ñi pour ñu mën a xàjjale politique bi ak action citoyenne yi dafay xaw a jafe fi ma lay joxe exemple rek mooy da ngay xool équipe football bi. équipe football ginnaaw laay Kër Makodde am na bu ñuy football amul politique. bu ñu footballee ba nawetaan yi jeex dañuy jël teg fële mais quand il s'agit d'activité politique kenn ku ne da ngay dem fa nga nekk nga politique fa. ma joxal la beneen exemple man mi nekk naa directeur d'école kenn ku ne bu politique jotee am na foo far mais ça ne veut pas dire que man ku àndul ak man du ma def nangam xam nga baax li ma la wax donc il faut ñu di ko xaajale dafa jafe nag. dafa jafe moo tax nit ñu bëri mënuñu ko xaajale boo waxee ñu naan politique mais nit ki mën a def action citoyenne boole ci ñëpp. puis boo déwul kenn moo tax ñu ni cadre bi c'est apolitique. non defal naa loolu moom du ma ci ànd ak yow parce que boo gisee li tax ma du ma ci ànd ak yow fii ngeen fi nekk def fi benn programme bu rëy muy defe naa daaw la ngeen def fi maanaam indi fi ay akasa sam def fi ay jàng te moment boobu gisuñu woon ñu wax nit ñi dañuy politique mais dañ caa teg benn weer ñaari weer ñu gis ki nga xamante ni moo bokk ci cadre bi wala élément yi ci ëpp ci cadre bi ñu gis lañu def benn kuréel dem di politique loolu ci cadre bi la nekk loolu moom. xamul point net wuy leen ma Père Sadikh la na wax li nga xamante ni mooy li gën a leeral li xamante ni tey jii moom la askan wi xaar ci yow ndax tey jii mënoo ni cadre politique élément yëpp di politique. waa xam nga élément yëpp c'est des citoyens parce que il faut ñu xàjjale loolu élément yëpp ay citoyens lañu bu politique jotee ñëpp kenn ku ne da ngay dem fa ngay politique nga politique fa mais au niveau du cadre activité cadre bi ci sa bopp amul kenn amul xejj. amul seen amul kenn kuñ ci boddiku ab politique la man nañu gis Père Sadikh man mii ma nekk Père Sadikh bu ñu demee dem ba activité politique jóg ñu gis ma may politique mais sama liggéey au niveau du cadre du ma ci boole politique bu ñuy woo ñëpp la ñuy woo bu ñuy convoqué ñëpp la ñuy convoqué bu ñuy information bu ñuy joxee ñëpp lañ koy jox bu ñu amee lu ñuy joxe itam ndimbal lu ñuy joxe itam loo xam ne ñaan na ko suñu partenaire ñu ñëw bu ñu dikkee amul xej amul seen ñëpp la ñuy woo kun ci woo nga ñëw. waaw xam ne kon politique nu c'est que nag dafa jafe dafa am nit ñoo xam ne buñ la bëggee woo par la politique ne la kaay dugg fi nga dugg fi ñu baatal la mais dama ne la cadre bi amul benn activité politique waaw d'ailleurs loolu moo tax sax xëy na buñ ci duggee ñu dem ba nga xamee ni bi nga xamee ne activité politique bi locale bi bari na ñu suspendre suñuy activité bàyyi ba affaire yi passé ñu soog a reprendre la activité. waaw léegi ñu gisaat ni seen cadre bi nga xamante moom ngeen di tudd est-ce que amul kenn koo xamante ni tey jii bu dee cadre financement moom moo koy joxe muy ki nga xamante ni tey jii moom moo fi doon bëgg maire Xombol nekkaloon fi waa ginnaaw raay muy Abdoulaye Tine ñu ngi koy nuyu au passage Xombol point net mi ngi lay nuyu. léegi yàlla dogal tey jii ñu gis ko mu nekk leader bi ginnaaw raay ba pare lépp lu dee ci cadre bi. dégg naa moom mooy yëkkati xaalisam moom Abdoulaye Tine def ko ci loolu est-ce que réellement noonu la demee. noonu kooku nga cité noonu muy Abdoulaye Tine dafa nekk koo xam ne ci cadre bi la bokk parce que ginnaaw raay la bokk kenn mënu ko ci génne donc moom buñ ko sollicité am na yoo xam ne mën nañ cee dimbali ñu di ko joxe comme d'autres bari na fii comme par exemple ma cité la par exemple le cas de Déthié Aw fi ma lay waxee nii rek Déthié Aw. c'est un membre de Guinaw Rail un jeune la de ci kenn mënut a fu mu bokk ci politique et pourtant keroog fii dañ fi nekk fii match nawetaan bi ñëw fii ñu am ay problème et je tiens à témoin ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau bi ñu dikk seet si ma ne du am problème pour problème regroupement dama téléphoné Déthié Aw lu expliqué tout c'est dans le cadre du cadre activité cadre bi la képp ku nu gis nga nekk ci jafe-jafe bu ñu ko xamee dinañ ko mën a régler ban ko téléphoné immédiatement il l'a réglé te noonu mu koy réglé lay réglé leneen yaa ngi dégg. ak ñeneen ñi nga xam doo nekk fii ci ginnaaw raay ak leneen bare na fi daal bu fekkee ne mën nañ citer ay tur yoo xam ne ñoom ñëpp au niveau du cadre comme li ngay wax ni léegi fële ne ci centre bi seel bi. seel bi Ibrahima Mbaye mu nga fa day dispenser ay cours Ibrahima Mbaye mi nga xam ne mi ngi bokk ci nitu démb lu yàgg dëgg la ma nga fay nekk di dispenser ay cours de renforcement ay cours yoo xam ne jàngale alxuraan ak ñi nga xam nañ fa nekk c'est dans le cadre du cadre
moom it c'est un membre actif du cadre Ibrahima Mbaye te ma nga dëkk Kër Makodou Gële ak ñeneen ministre bi am na ay actions citoyennes yu muy def képp koo xam da ngay œuvrer rek yoo xam ne da nga koy def pour le développement pour la santé ak leneen dans tous les domaines yaa ngi jàppale cadre bi ak kii bu fi mën a domaine bu fi mën a nekk nag que ça soit muy santé que ça soit muy éducation que ça soit muy yeneen saa yu ñu ci sollicité den jóg sol ci suñu dal luñ ci mën a def pour affaire mën a dem den ko liggéey incha allah. waaw loolu kaddu googu leer na muy li nga expliqué ci cadre bi te fan yee sax ñu ngi dégg ni armée française bi ñëw na fii ci ciel dimbali xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci fii di jàng ci ciel bi di jàng dimbali leen ci ay ordinateur loolu yéen a ko xalaat muy yéen cadre bi ba loolu yàlla suñu borom mu ñëw ginnaaw raay da ngaa am yeneen partenaires yoo xamante ni mooy jàppale ci cadre bi. gis nga loolu moom pour ciel bi comme ni ngay wax ni léegi. xëy na peut-être am na koo xam ne bu ci nekkan dina mën a joxe sax ay explication mais gis nga CEL bi comme fi mu nekk fii dafa nekk benn kii de outil de développement ba tax même les gens ñi nga xam dañoo nekk fële que ça soit muy dëkk ginnaaw raay Kër Makodou et cetera ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la nga ca man yaa ngi ko cay def te la nga ca man tant que yaa ngi koy def muy développer koñ bi rek parce que xale yi mën nañu jéggi tali bi di dem ay gàddali mais fi mu ne ñu ngi fi te boo seetee ñi nga xam ne dafa nekk itam passé wul personnel ba nga xam ne ñoo fa dispensé ay cours génnuñu ginnaaw raay génnuñu Kër Makodou donc ñoom ñëpp ay action volontaire yoo xam dañ koy def te séntuwul ci dara yaa ngi dégg ñoom ñoo fa nekk di ko liggéey di œuvre pour le développement luñ ci mën a def it ñu itam kenn ku ci nekk la nga ca mën a def nga di ko ci def waaw loolu. waaw est-ce que tamit ci cadre bi comme foofu rek la ñuy tàbbee ndax dafa am importance boo xamante ni tey jii faaw ñu relancer ko est-ce que ñi nga xamante ni ay bonne volonté lu mel ni ministre de l'intérieur ak ñeneen ñi nga xam ne ay borom daraja la nekk ci dëkk bi est-ce que yéen a ngi leen di gis pour ñu jàpp ci cadre bi pour mu gën a suggaleku ni ko xombal war a centrer dëgg-dëgg ñu mën koo centrer est-ce que loolu yéen a ngi koy def. waaw xam nga moom comme ni ma lay wax ni cadre bi am nañ ay éléments yoo xam ne ñu ngi au niveau de Dakar parce que comité de pilotage bi. am na ñoo xam ne ñu ngi Dakar te ñooñu aussi liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey fii moom lay liggéey fële donc le ministre ak fu ñu ci war a toll que ça soit muy ministre de l'intérieur li nga xam ne mën na ko def pour xombal moo nit ñi gis nañ ko lépp loo xam ne dañ koy solliciter par exemple au niveau ci cadre bi au niveau des mosquées dama lay wax rek parce que au niveau des mosquées le ministre là fii mooñ ci jàppale ci morgue bi morgue suñu jàkke ji. maanaam loolu ci cadre bi ngeen ko. au niveau du cadre lañu kii. ba fi mu ne nii ci morgue bi jàppale nañ ci waaw mais ak yeneen am na yeneen action saa boo dikkee boo ñu sollicité wala ñu yëg ko dañuy jóg suñu sol suñu dàll dem taxaw ci ba keroog muy lijjantiku waaw loolu daal moom ñu ngi ci ak leneen saa yu ñu ko déggee rek jóg nañu bu ñu déggee leen loo xam ne daal moom fenn mi ngi bëgg a fatt fenn mi ngi bëgg a am frein ci liggéey bu doxatul wala ñenn ñi ngi bëgg am yenn problème te liggéey bu doxatul ñi ngi taxaw bu ñu dikkee boo ñu ko waxee boo ñu ko sollicité luñ ci man di ko def que ça soit muy sunu am que ça soit muy sunu doole que ça soit muy sunu xam-xam waaw. waaw léegi comme ni nga ko expliqué leer na ñu bëgg tamit relancer waat ngir est-ce que jeunesse bi nekk ginnaaw raay dëgg ak Kër Makodou ñoom ñëpp est-ce que adhéré wu nañ ci liggéey bi ak importance bi mu am est-ce que loolu comme ni nga ko leeralee nii est-ce que yéen a ngi dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom ngir ñoom ñu gën a am ubbeeku xel pour mën a jàpp ci cadre bi xam ni cadre bi développement ngir ko tuddee muy acteur boo xamante ni day développer lu bëri. xam nga li tax muy cadre bi di indi pour le développement même délégué de quartier même bu ñu amee rencontre délégué dañ leen di informer que ça soit mu tax xam nga délégué de quartier moom mooy de quartier bi rencontre bu ñu def dinañ leen ko wax parce que boo ko seetee sax siège u cadre bi mooy d'abord délégué de quartier bi foofu la ñuy defee rencontre moo ñuy recevoir moo ñuy defar lépp bu ñu amee rencontre moom lañ koy wax bu ko defee moom am na ay relais yoo xam ne xëy na ñoom la koy wax bu ko defee ñu itam ci suñu kii bi ci groupe bi ak ñeneen relais yi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci koñ yi bu ko defee surtout jigéen ñi dinañ leen ko wax te bu ko defee ñoom ñëpp adhéré nañ ci cadre bi te bis bu ñu demee dem ba dugg ci activités yi nga xam ne moom lañ def li nga xam ne moom lañ defagun ak yu ñuy waaj a def di nga xam ne ñoom ñëpp adhéré nañ ci cadre bi. sànq rek cadre bi lan mooy ambition ci biir Xombol ndax da ngeen a yem rek ci ñaari quartiers yooyu mu ginnaaw raay ak Kër Makodou am bëgg ngeen koo décentraliser yóbbu ko ci yeneen quartiers yi. waaw xam nga fi mu ne nii activités yi li nga xam ne moo ko gënoon freiné sax mooy Covid bi mais bu fekkee ne Covid bi amul woon nag ne fekk na dépassé nañ fii parce que yàgg nañ ko commencé il y a de cela 2 ans
am ay activités yoo xam ne mëne woon nañ ko am ay plan d'action yoo xam ne élaboré woon nañ ko pour mën ko def mais malheureusement Covid bi dikk daal ñuy xaw a freiné mais te loolu boo gisee ñu di ko def dañu bëgg regrouper au niveau du quartier liggéey boo xam ne nit ñi leen ko gis liggéey un travail citoyen former surtout jigéen ñi comme ni ma koy waxee nii les jeunes et cetera ñu xamal leen ne leen fii ngeen war a aw lii ngeen war a def bu ko defee xëy na peut-être ça va faire tache d'huile ba ñeneen ñi mën ci recopier wu waaw. léegi tudd nga sàng jigéen ñi même lan ngeen xaar ci jigéen ñi ak jigéen ñi tamit lan la xaar ci cadre bi ba man cee mën a amaat benn kii ak yooyu. waaw xam nga jigéen ñi comme ni ma koy waxee rek parce que d'abord ñoom la ñu ci ñuy jëkk a ciblé ci leen bokk parce que dañoo xam ni jigéen ñi d'abord bi ñu commencé def xam naa activités yi ñu jëkk a def loolu ci la bokk ndax d'abord ci Covid bi bu ñu gisee ne xam ne affaire bi dafa am dañ def distribution des masques ak gel bi def campagne de sensibilisation ci kër yi wax nan lañ mën a kii distribuer ay ñuy raxasu ay saabu ay gel ay lépp ñu def ko bi noppee également ñu jëm ci jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoom activités yi ñuy def bari na surtout activité commerce yi ñuy def ak yëngutu yi ñuy def ñu xam ni ñii ku leen encadré dimbal leen ci ay financement dina mën a dem parce que la ñu lépp ci finalité bi ci jigéen ñi mooy ñu fexe ba li ñuy am ñu bañ ko yàq te aussi ñu bañ a demati di tàllal loxo di laaj ndimbal. financement yi leen defaloon actuellement ñu ngi fay ba li leen dese ñu jeexal bariwul ñooñu bu ñu paree dañuy jëlaat ñeneen ñi xam nga ñooñu déjà formé na leen encadré leen ba financé leen ñu jaay ñu di leen topp ba kenn ku ne xam li nga mën a liggéey bu ñu paree nag ñu bàyyi leen kenn ku ne demal sa bopp du ñu leen suivre jëlaat ñeneen également financé leen noonu lañ fas yéene def ak jigéen ñi bu ko defee ñu former leen du ñuy am sax ci former leen mais parmi ci jigéen ñooñu dañuy def la formation des formateurs former ñoo xam ni ñooy des ak ñoom fii à chaque fois di leen former di leen gindi ci liggéey yi nga xam ne mënul bëgg a def parce que am na liggéey yu bëri yoo xam ne jigéen ñi mën na ko def bu ko defee ñu jàppale leen ci loolu. bu loolu jógee pour jeunes yi aussi comme ni ma koy wax rek gis nga kii d'emploi wutal nit ñi ay emploi fexe ba nit ñi seen bopp kenn ku ci nekk nga sàmmal ko liggéeyam lu ci am solo la. ndax nit ñëpp mënoon lay jël embauché leen mais kenn ku ne mën nga fexe ba mu am ci lu mu jàpp nga sàmmal ko ca la muy jàpp nag sàmmal ko mooy lan mooy fexe ba mu nekk en sécurité fexe ba mu nekk ba li muy liggéey mu di ci gis boppam. mais cadre bi loolu mi ngi koy dox am loolu nekku ci muy jeunesse bi pour ñu liggéey am. cadre bi loolu mi ngi ciy dox li tax mu di ci dox mooy comme li ma lay wax nii les jeunes là am na ci ñoo xam ne ñi ngi jóg la ñuy jóg am na ay activités ay poulailler am na ay élevage am na yeneen ak yeneen activités yoo xam ne xale yi man et puis mën na leen a former sax ñu dem liggéey par exemple lii comme peut-être centre de formation bi nga xam ne moo nekk Xombol mën nañoo liggéey ak ñoom parce que fi mu ne ñi ngi fay dugal ay xale yaa ngi génn te bu ñu génnee kenn ku nekk mën a gérer sa liggéeyu bopp gérer sa liggéey bopp nag am na lu la mën a dimbalee lan la mën a dimbalee d'abord mooy fexe wutal la foo nekk foo xam ne foofu ngay yëngutoo la ngay yëngutu mu ñoŋ. mais tamit dana desandi ci femme yi ndax da ngeen am même benn kër goo xamante ni da ngeen fay dugal nit ñi pour ñuy liggéey wala ñuy jàng comme jigéen ñi nga xamante moom nga expliqué sànq yéen leen di formé ci jëmmi cadre bi ñu xam ne fii cadre bi moo ko def pour jigéen ñi def fa seen formation yi ñu koy appliqué foofu. parce que xam nga fii moom cadre bi moom mi ngi soog a débuté mais d'abord bu ñuy réunion yi ni joxe pour cadre bi que ça soit muy réunion assemblée générale lépp ak fu ñu koy mën a defee. ñu ngi koy defee que délégué de quartier bi pour wane ne délégué de quartier bi moom moo kii ñëpp mais femmes yi bu ñu leen di former am na fu bari foo xam ne fii mën nañu faa former parce que bu dee ci santé am na foo xam ne xëy na boo ko demandé dinañ la ko abal comme ça nga former leen mais boo leen former ba pare nag mel ne structure yi génn di liggéey santé élevage commerce parce que yi ñu war a liggéey bari na marché bi commerce mën na kii commerce bi aussi mën na dem ba ci ay affaire napp yi. mën na dem ba ci affaire maraîchage am na parce que lu am solo la fii Xombol maraîchage am na fii boo demee dem ba am ndox yaa ngi dégg fexe ba am ndox fexe ba am foo koy def fexe ba am fooy liggéey am na yu bëri maraîchage boo ko defee fii dina jar ndax xam nga fii am na loo xam ne du ma ko wax sax Ponte Dara ba nekk fële amoon na fi mais am na ñoo xam ne boo leen wooyee xamal leen ñu gëm seen bopp am na yu bëri yoo xam ne war nañ ko mën a lijjanti. waaw foofu daal laay waxee bu ko defee nag loolu dafa des ci formation bi xale yi ñu wax leen ñoom ñooy kan wax leen développement nan lay waral développement bokkul rek da ngay toog di xaar
am na yoo xam da ngay jóg sabablu yàlla jàppale la. mais Père Sadikh dafa am loo xamante ni tamit faw ñu wax ko mu leer cadre bi yaa ngi ci tudd ay talons yoo xamante ni macha allah am nan daraja mais est-ce que jotul ci bi ngeen fermé ba léegi ngeen ut maanaam benn fenn foo xamante ni dañ naan fii cadre bi moo ko moom ba du ngeen fi nekk di àbb ndax cadre bi dafa nekk cadre boo xamante ni tey jii ñëpp war nañ ci sant seen bopp mais est-ce que mu warul leen a am foo xam ne mën ngeen koo defar mu nekk foo xam ne cadre bi moo koy moom bu formateurs yi bu ñëwee ngeen formé leen foofu est-ce que gënul ngeen di àbb. xam nga loolu dafa fekk loolu mi ngi nekkan sunu kii parce que gis nga cadre bi dafa war am siège war a am foo xam ne foofu la ñuy réunion mais comme c'est un début loolu lépp mi ngi sunu plan d'action yi loolu lépp mi ngi sunu objectif yi mi ngi sunu objectif parce que comme ni ma koy waxee nii keroog rek laay élaborer man leen jàkka yi ñu nekk fii jàkka ju ne war na am daara loolu war nañ ci mën a taxaw ñuy jàng alxuraan ndax aussi daara mooy jiitu jàkka ndax xam-xam bu amul doo mën a jiite jàkka donc loolu bu amee ñu wëlbati ko cadre bi aussi war na am fenn foo xam ne foofu lay yëngatu yaa ngi dégg comme ni nga koy wax autorités yi toog nii au niveau de la commune ñi ngi soog a toog mais loolu lépp bokk na ci loo xam ne dañ koy kii di ko kii ndax fi mu ne nii tey ci cadre bi comme loolu nga wax noonu mais ginnaaw lay war na am marché yaa ngi dégg war na am marché boo xam ne dafa war a am marché boo xam ne pour ginnaaw raay la bu ko defee jigéen ñi seen bopp dootuñu dem fu sori fële. mais est-ce que loolu yéen waru leen koo dox yéen waa cadre bi pour ginnaaw raay am marché da ngeen a toog rek jàpp seen jàmm war naa am rek war naa am. dégg loolu li ma la wax nii loolu ñi ngi ciy dox dama ne li nga xam ne moo freiné suñu activité mooy Covid bi passé loolu moo nekk moo freiné aussi gis nga élection yi ñëw également mu nekk ay élection locale am na lu bëri loo xam ne boo ci duggoon day poser problème léegi de mais comme yàlla dogal na élection yi passé na ñii toog nañu di leen ñaanal yàlla rek yàlla liggéey yi nga xam ne moom leen sumb ci ginnaaw yàlla jàppale leen sumb ko ci xombal yàlla jàppale leen ba nu jubóog waa xombal mais ñi ngi ceeg ñoom te bu bala ñuy kii incha allah loolu nga wax noonu moom la ñu bëgg a def ndax kenn ku ci nekk aussi war nga am foo xam ne fa nga yëngutoo war nga am foo xam ne structure de développement fu mu am échange yoo xam ne ci la ñu commerce war na mën a am jigéen ñi lu ñu liggéey am fu ñu ko jaay moom marché boo xam ne nit ñi dina fa ñëw di indi li nu am suñu jigéen ñi di indi lu nu am bu ko defee mu nekk échange ndax xam nga foofu bu amee en général mutualisation bi day am kenn ku nekk capital d'expérience bi moom mu jox ko kii ñu joxe suñu capital d'expérience bu ko defee également ñu mën a sela ay relations yu bëree waaw parce que marché moom gannaaw daay daf ko war a am bu ko defee bu ñuy dagg am na espace yoo xam ne yu bëri war nañ ko mën a dagg war nañ mën a séddaale ay école yoo xam ne war na fi mën nañ gannaaw raay ñi ngi ci war na am un CM parce que depuis daaw ñi ngi ci daw mooy li ma lay wax rek suñu ambition yi bëri na rëy na mais activités yi ñu jógee ak élection yi ñu nekkan moo tax yu bëri mun ñu koon def mais xam nga CM war na am gannaaw raay ndax fii lycée la te CM bi ma nga fële bu ko defee bu amee gannaaw raay suñu élèves yi dootuñu jóge fi di jéggital dox pare aller retour parce que di nga ko seet chaque jour dinañ def lu mat 3 kilomètres wala 4 kilomètres waaw Père Sadikh dégg nañ li nga wax ci cadre mais tamit ginnaaw raay yi ak ni mu bëree cadre ak Kër Makoddu comme ni ngeen ko tuddee cadre bi muy ñaari quartier yooyu kañ la ñuy toog nag pour toog waxtaan mën a jàpp ci cadre bi ba ñëpp xam ni cadre bi jug na. waaw kooku ngay wax moom maa ngi la ciy gërëm comme ni ma lay waxee nii rek tout xam naa bu ma ko waxee da nga naan Covid bi xam nga Covid bi dafa freiné woon ñëpp mais yàlla baax na à la date du 7 mai woo na ñëpp d'une assemblée générale chez le délégué de quartier waaw woo na ñëpp d'une assemblée générale chez le délégué de quartier bu ko defee ñëpp ñu woo leen autour du cadre bu ko defee ñu ñëw amul xejj amul seen amul fii laa bokk bu ko defee kenn ku ci nekk la nga xalaat ne c'est pour le développement la nga xalaat ni boo ko defee boo ko waxee gannaaw raay Kër Makoddu dina développé ña nga ñëw daayira yeeg GPF yeeg maanaam groupement de promotion féminin yi ASC yi ak chef religieux yi bàyyiwuñu kenn ñëpp ñëw loolu ci personne fii la bokk parce que il faut ñu def benn assemblée générale informer nit ñi nga xam danoo sore woon ñu woo leen ñi nga xam danoo xalaata nangam comme lii ñu def nii tey ñu wax leen ni c'est apolitique kenn ku nekk booy ñëw nga indi ci sa xam-xam indi sa kii bu ko defee ñu waxtaan bu ko defee perspective yi nga xam ne yooyu ci la bokk bu ko defee ñu gën a dëgëral également suñu plan d'action yi ñu defar nga xam ne jotuñu ko a àggale gën a demaat ci masse bi comme li nga wax ni ci école yi cours de renforcement yi ñu waxoon ci jigéen ñi gën a groupement yi nga xam dañ leen war a sélectionner ñu demaat ak yeneen ci daara yi nga xam ne dañ ci war a pour mën ko def au niveau des mosquées jàppale mosquées yi également parce que lu ci bëri war nañ ko def dans la mesure où mosquées yi am na ci yu bëri yoo xam ne nii amuñu sax ay foo xam ne nii moom lañ koy
waaw fa la ñuy toppatoo par exemple suñ nit ñi bu génnee àdduna fa lañ ko toppoo muy morgue parce que boo ko seetee parmi presque jàkk yi nekk fi yëpp ginnaaw raay rek moo ci am morgue moom dong moo fi am morgue ñi nekk fi ñëpp koñ yëpp bu ñëwee ginnaaw raay la ñuy kii te morgue bi également c'est un gars de ginnaaw raay membre cadre bi ci la bokk autorité la muy la mënu ko financé muy morgue bi nekk fi tey bi nga xam ne moo tax fii fépp autour fii ba village environnant yi bu ñu diggee fi leen koy indi de ce fait yooyu buñ sañan mu nekk tâche d'huile bu ko defee morgue yi fenn fu ci ne parce que loolu ak àdduna ñoo ànd nit ki day nekk ci àdduna wala bu jóge ci àdduna war na nu ma fexe de sorte que fu ñu koy waajale te fan koy waajale mun nu passé morgue kenn ku ci ne ñu bàyyi ko mais nag comme problème bi demee dinañ ci taxaw ba morgue yi mën a kii bu ko defee buñ ci taxawee également comme ñun ñëpp ay musulmans lañu ñu fexe de sorte que mosquée bu ne daara nekk fa waaw nitu dem lu yàgg dëgg la boo ko seetee toujours rek mooy ancienne yi nga xam dañoo àndan ca temps yi diggante Gelwaar ak Raay dugal ci ba ci Reims et cetera ñooñu mooy mag ñooñu fi nekkoon ay génération ñoo moo formé nitu démb lu yàgg dëgg la te ñooñu aussi seen ambition rëy na ci ginnaaw Raay ak Kër Makot laalaal sax ba ca ngay xam nga ñooñu bu ko defee nag ñooñu bu leen wooyee naka jëkk comme dañuy def ay action de développement social ak lépp ñoom ñi ngi ci bu ko defee ñoom itam xam naa ku leen ci wala parce que membre yëpp ci lañu ku leen ci woo pour des kii de développement di leen ñëw waaw loolu. waaw loolu leer na tamit ñu ngi leen di xaar ci poste santé bi pour ngeen mën a leen a jàppale ci yenn yi nga xamante ni dañ koy soxla wala ñu manqué ko ngeen war leen a jàppale comme cadre bi ginnaaw raay la Kër Makodou poste santé bi tamit ginnaaw raay la Kër Makodou ndax yéen a ngi bàyyiwaale xel loolu. waaw poste de santé bi xam nga moom danoo yàgg sax di liggéey ak moom ndax xam nga sunu première activité yi ñu njëkk a def d'abord mooy distribution masque yi ak gel yi ban ko commencé def ñoom dañoo dem rencontré ji l'ICP muy infirmier chef de poste ba mu nekk très disponible moom très gentil ak bureau ba nga xam ne ñoo fa nekk ban demee ñoom it ñu encadré ñu distribution masque yëpp ñoo doon encadré gars yi former leen nan lañ koy joxee former leen ci sensibilisation bu ngeen duggee ci kër yi nan ngeen di wax ak nit ñi donc ñooñu aussi bu ñu demee dem ba dégg seen i problème ak problème yu nu mën a am boo xam dafay gën a renforcer seen liggéey gën a defar seen liggéey gën a tax seen liggéey fii ñu nekk mu gën a baax di leen ci taxaw incha allah. jërëjëf Père Sadikh kàddu gi am na solo comme ni ko ñëpp di xaare rek muy xombol.net di site bu mag bi nga xamante ni moo nekk xombol ñu ñëw ci émission bi mooy yow ak dëkk bi tey ñu taral sunu Père Sadikh Gueye jiite ay kuréel yu bëri nag wax macha allah mooy développé xombol li nga leeral am na solo ci yow ak dëkk bi ci cadre bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni Père Sadikh moom lay dund dañ lay laaj si dernier mot rek ak xombol waay ak lancé bi ngay lancé appel pour ñëpp ñëw jàpp ci liggéey yi nga xam yéen a ngi koy liggéey. waaw maa ngi lay gërëm bu baax di leen gërëm également ci déplacement bi ngeen ñëw di fi may xamee rek mooy lancer sunu appel comme par exemple nit ñi le 7 mai 2022 am na rencontre une assemblée générale fële ci kër délégué de quartier bi ñuy ñaan ñëpp ñu ñëw bàyyiwunu kenn amul appartenance politique amul lenn religieux leeg chef de poste yeeg ASC yeeg ñëpp la ñu ak groupement de promotion féminine na ñëpp ñëw. ne ñëpp ñëw parce que cadre bi ñëpp ñoo ko bokk comme ni ma koy waxee rek bu ko defee rek kenn ku ci nekk am ci looy wax parce que aussi kenn rek moomul kii ndax xam nga wuute xalaat moo tax dëkk bi avancé ndax mën na maa xalaate nii keneen mën a xalaate nii bu ko defee ñëw autour de l'essentiel bi mooy lan mooy gannaaw raay Kër Makodou ñoom ñëpp la ñu woo bu ko defee bu ñu jógee fii am na ab canal boo xam ne xëy na peut-être dina faw par nous relais ak également aw ci groupe WhatsApp bi bu ko defee yëgal leen ko am na ñeneen ñoo xam itam si possible bu fekkee ne kii bu gàtt dina déplacé ba dem seen. waaw Père léegi loolu sax dana la ciy dooleel muy xombol.net incha allah le 7 boobu nga wax dina ñëw yaatal ko def ko en direct ñëpp di ko gis ndax loolu rek mooy njëriñu xombol.net participer ko ci développement bi nga xamante ni xombol moom lay laaj surtout plus particulièrement ginnaaw raay Kër Makodou. waaw xam nga xombol.net moom comme ni ma koy waxee day ñaan yàlla mu jëm kanam. xam nga tax ñuy ñax muy ñaan yàlla parce que ñoom dañoo bokk ci cadre bi parce que ñoom lii ñu def nii d'abord dafa nekk ay action citoyenne xam ni lii dañoo war a kii pour action yi nga xam ne moom la ñuy def ñu mën di ko diversifier man di ko yëgal nit ñi pour nit ñi xam ci lan la ne. xam ni rek nitu ginnaaw raay les jeunes de ginnaaw raay les femmes de ginnaaw raay tooguñu rek croiser les bras am na ci lu yëngu am na ci lu ñu xalaat donc bu ko defee yéen ñi itam membre à part nga fi ñu ngi leen di invité
bu ngeen ñëwee ngeen ñëw yàlla indi leen jàmm te fexe aussi seen outils yi ngeen yor mu gën a développé ba dépassé. jërëjëf sunu outils yi nga mu gën a ñoŋ ndax lu am solo la te loolu rek lay Khombole point net di xaar ci ñi nga xamante ni mooy waa Khombole gépp di ko tàmbalee ci premier magistrat de la ville de Khombole muy monsieur Magueye Boye macha allah ñu lay wax ni la Khombole mi ngi lay tàllal loxoom Khombole point net mi ngi lay tàllal loxoom Père Sadikh ñu ngi lay jaajëfal ci kaddu yi. merci beaucoup jërëjëf yéen itam maa ngi leen sant ci déplacement bi ni ngeen def ni yàlla defal leen ay tànk yiw ba na ngeen delloo également yàlla bindal leen ay tànk yiw jërë ngeen jëf. jërëjëf lii nag moo nekkoon sunu numéro bi nga xamante ni mooy yow yàlla dogal tey jii ñu ñëwoon nag ngir leeral ci cadre bi moo nu indi pour ñu ñëw partager ko ak waa Khombole macha allah yow mi may seetaan maa ngi ñëw ci yow incha allah. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee dañu seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi musu fee xew